mais kon suñu yaay maa ngi leen di yëgal di leen di wax ni Idrissa yëg na jafe-jafe bi nga xam ni moom ngeen am si kër yi dañoo xool gafaga Sénégal li mu am si xaalis bu war a mën a delloo bu ñu war a mën a delloo si askan wi ñu ni li képp koo xam ni mën na liggéey képp koo xam ni mën na liggéey dinañ la fay xaalis nga am salaire ba ñu tëggee ñu gis ko ñu ni ko ñun de liñ la jox nii gis nañ si am na lu xaalis bu bëri bu des si ñi nga xam ni ñooy liggéey di fayee ko salaire parce que fonctionnaire Sénégal bi yëpp soo leen xoolee suñ ñoŋalee affaires yi di sudd ay HCCT institution yi nga xam ne amul benn ñoom di bouffer milliards yi dinañu mën a am loo xam ni dina am feneen fu ñu mën a dem mu ni nañ natt ñu xool liggéey bi nga xam ni moom la suñu yaay di def si kër yi mu ni ndax am na salaire bu ñu war a mën a def ñu ne ah kay mu ni nañ xool ban salaire moo war a méngoo ak loolu mu te nag dama bëgg ñu def nànk parce que bëgguñu xalaatee li ñuy wax proposition bu ñu defal suñu yaay daa xaw a ndóog bourse sociale familiale mais bokkut pour ngeen comprendre ko moom mooy moom gis-gisam nee na képp koo gis mi ngi liggéey sa entreprise dinañ ko fay parce que day am ay tâches yu muy def mu ni waaye yaay mooy defar doom mooy yore kër gi moom mooy lépp luy tâche si kër gi moo koy def mu ni moom dafa bëgg pour que li nga xam ni moom moo des ñu mën leen ko jox su fekkee sax amul doyut mais ñu xool yan taxe la ñuy teg si wàllu impôt ñu jox ko suñuy yaay yi nga xam ni ñoom ñooy liggéey si kër yi ñu am salaire comme ni ñiy liggéey di am salaire mu tuddee ko salaire familial bokkul ak bourse familiale salaire familial salaire moom weer par weer da nga koy jot en France nag mën na nekk parce que France bañ ko nattee peese ko am na foofu lu ñuy woowee allocation familiale waaw ñun suñu dëkk yi lu tax ñun amuñu ko kon ñu ngi leen di yëgal ñu leen soo leen ñu joxee fi nga xam ni fa la ñuy décider borom xam-xam yi natt nañu ba sax yegg nañ ñu ni 1200 milliards yi ñu def si terre bi 1200 milliards yi ñu def si terre bi bañ ko calculer ñu tas ko si 1.200.000 kër parce que Sénégal nattukaay économistes yi nee nañ 1.200.000 kër la moo am kër gu nekk nag ñii fukki nit ñii ñaar fukk waaye en moyenne 1.200.000 kër la soo jëlee 1200 milliards nga tas ko si 1.200.000 kër nu mu tuuti tuuti kër bu nekk mën na si am 700.000 moom mooy xaalis bi ñu def si terre pour wax leen ni leen rek dëkk pour nga yore ko il faut que borom xam-xam yore ko te yii ñii ñëpp kenn naa teblu si Idrissa ku ko gis ak lu mu jëf ngeen xam ne borom xam-xam la moom nee na ku muy teg day xool ki ëpp xam-xam si Sénégal ak jikko bu rafet nee na politique mooy ki nga xam ne moo war a rang mu jël kooku mu teg ko parce que kooku moom mooy doxal mbir kon ku mel noonu moom moo xalaat ni lii moom laa bëgg a def pour suñu yaay kon dama bëgg ngeen ma dalal seen xel wax leen ni toogaay bi ngeen toog fii njëriñ la parce que dégg ngeen kat nii li nga xam ne ni moom lañ bëgg def pour yéen jeunes yi ngeen xam ni am nañu programme te programme boobu noonu Idrissa soo leen ko dégloo 2012 cassette yaa ngi fi benn émission Walfadjri am na sax ñi koy teg si YouTube bi moom dafa ni man li ma indi mais nag 40 milliards par région pour rien que financement jeune ak femmes moom loolu la indi 40 milliards rien que pour financement nee na parce que nee na entrepreneuriat loolu rek moo mën a dimbali nit si mu jógee si li mu ne parce que nee na ñetti façon am moo am nga ñaan ñu jox la nga sàcc wala nga liggéey mu ni ñaan baax na waaye nga liggéey ñu jox la boobu moo gën nee na sàcc nag suñu diine moo ko tere mu ni kon nag gannaaw noonu la demee nee na ñun suñu alal dañ ko war a def pour jox nit ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéey ñu jox leen ñu jëm liggéey ñi nga xam ne amuñu métier ñu tàggat leen ñu am métier boobu programme tamit bañ demee si séminaire programmatique sa sali bi nee na daf koy maintenir te loolu 2012 la ko waxoon tey loo leen gis depuis 2017 ñuy woowee DER délégation entrepreneuriat rapide ñu jël 30 milliards pour 14 millions de Sénégalais
alors que kii moom dafa ni 40 milliards par région donc beaucoup te bu mu ko doon def Léna Sène si boppam moom moo négocier loolu États-Unis fonds parce que am na fonds yoo xam ni moom la américains yi di voter pour dëkk yi pour ñuy defar seen ay tëli ñu koy woowee Millennium Challenge Accord waaye jamonoy Ablaye Wade Millennium Challenge Accord moom dafa ni nañ ko def si tëli yi kii nag mu dem négocier ni man dama bëgg Millennium Challenge Accord bu leen ko def si ay tëli nañ ko def si nit ñi nga xam ni dañoo bëgg liggéey ñu laaj ko ñu ne ko plan Sénégal émergent noo ko gisee mu ni man gëmuma ko man plan sénégalais émergent laa gëm parce que Sénégal soo nee plan Sénégal émergent li ngay def moom mooy da ngay defar ay bërëb yu rafet ay tëli parce que Sénégal ngay bëgg taaral pour que ku ñëw gis ko mu rafet mu ni loolu du dem si askan loolu mi ngi koy wax 2013 tey Macky dem na ab bi ay milliards ñëw pour plan Sénégal émergent est-ce que sénégalais yëg nañ ko déedéet idi bañ ko laajee bu ñu non plan Sénégal émergent sénégalais moo war a jóge suñu ndóor dem si am waaw ki nga xam ni moom gis-gis boobu mu nekk médecin mu faj ñun ñëpp ku si amoon doom mu ñaan ñu ko yàlla sa doomu feebar keneen ñëw taxaw nii kat man damaa mën naa la ko fajal mais da ngay dem si ki nga xam ne moo la njëkkoon fajal sa doom kon Sénégal ki nga xam ba mu feebaree Idrissa moo ko faj ñu bëri ñu ngi tàllal seen loxo ñu ni mën nañ ko faj waaye gis nañu mosuñu leen amuñu expérience pour faj ko Macky Sall jël na ko nekk premier ministre faju ko da ko yokk problème mujjanteelu Ablaye Wade moo fi def lu kenn deful si wàllu liggéey ba ñëpp tàcc ko te jamonoom méttit yi amoon sax amul woon waaye kii daa ñëw mu yokk kon tamit dañ koy delloo njukkal waaye Macky ba mu jëlee réew mi gis ngeen nu mu mel te pourtant milliards yi ñu nga xam ne ni moom ngeen di dégg 4000 milliards de bor ñu ni def nañ ko si Sénégal waaye te doy na waar te loolu milliards ak nu mu rëyee kenn xamul ñaata la suñ ko defoon si dëkk nu mu war a mel kon ñun lu ñuy indi moom mooy dañoo bëgg quartier montagne ñi ngi xam ne ñoo fi nekk ñu défendre intérêt bi parce que parti réew mi Idrissa ba mu ko doon teg dafa ni réew mi lu tax ma tuddee ko parce que dama bëgg bépp jëf bu ñuy jëf rek ñun niir ko xool ndax intérêt Sénégal nee na loolu moom moo tax mu tuddee ko réew mi mu ngi nag kii yëngal réew mi kon soo nekkee ci quartier nga nekk ci village nga nekk ci région leen rek nga war a xool ndax man jéego bu may def intérêt sama quartier la ndax intérêt sama ville la sama région kon lii ngeen di def nii ci intérêt quartier montagne la quartier yëpp nag ñëpp xam problème bi njëkk bañ koy parce que yàgg nañu xool gis classification problème mu quartier yu bëri li ci njëkk mooy pauvreté des ménages moom mooy ñi nga xam ne nii pour nga régler sa añ sa reer ak ndekki beneen problème la moom moo bëri beneen bi moom mooy liggéey xale yi ñu am xëy beneen bi moom mooy suñu yaay suñu jigéen yi ñu am fu ñuy dem di liggéey ñu yëngatu ci commerce donc ñeent ngoog juróom bi moom mooy ngeen am yoon sax am assainissement pour su tawee du am inondation mu am kii ngeen am place yu yaata nit ngeen mën a respirer parce que tey Louga soo xoolee dafa bëri suuf zone yu bëri te alors que pavage am na kon ñun li nga xam ne ñun moom la ñu wax rek ci wàllu tëgg programme incha allah su fekkee jàpp ngeen ni teg nañ ñu fi nga xam ne foofu la ñu digale fee ñuy jëlee décision ni ñu def Thiès noonu la ñuy def yeneen dëkk yi ci wàllu assainissement ci wàllu lépp ni ñu promettre ñi nga xam ne ni moom mooy milliards yi ñuy jox xale yi ñu liggéey depuis 2012 ba léegi ñi ngi ci parce que dañ ko gëm. benn affaire dafa am wax ki koy wax du ko gëmul ki mu koy wax du ko gëm soo gëmul sa bopp keneen koo waxul du la gëm gis nga réew mi naxante yi lan war a tax kenn ku ne la lay jariñ yow yaa koy def nii que sa papa daf ni ma daal bu daal kenn di daal kenn yaakaaru ci politique bi mais kenn ku ne soo xëyee da ngay dóor waat muy góor muy jigéen ñun loolu lañ gëm jigéen ñi xale yeeg góor ñi ñoom kenn mënul dem bàyyi sa morom fu ñu mën a jëm dañuy ànd bët nag tàqalu mbaam ak noppam kon nañ leen góorgóorlu liggéey réew mi parce que réew mi ñoo ko bokk du Macky Sall ko moom du keneen ko moom
comme réew mi lañ wax nan réew mi bu ko saax-saaxee nan defar bu baax a baax te jàppante ñu waxante dëgg aussi loolu daal man moo ci gën a amoo solo daal waaw macha allah kontaan naa trop. dafa am tonton xaar li muy wax ñun réew mi duñu joxe xaalis dama la koy wax xaalis moom duñ ko joxe dinañ la woon yoon parce que xam nañ suñu leader li mu yéene réew mi xam nañ liggéeyam ci réew mi xam nañ fi mu bëgg a yóbbu réew mi loolu tax ñun ñu topp ko ànd ak moom xam nañ ni suñ ko toppee dina yóbbu réew mi dinañ avancer ba ñun ñëpp ñu yëg ko mais quant à joxe xaalis régime bi ñoom su la neexee joxe xaalis parce que am nañu ay caisse noire ay milliards la ñu yore caisse noire sa xaalis la ñuy tibb di la joxaat tibb sa xaalis di jox keneen noonu la ñuy def fii réew mi képp ku nekk réew mi da ngay génne sa xaalis bi financé ko parti bi en retour ñi ngi xaar suñu leader parce que su faloo xam nañ li ñu bëgg ci réew mi dinañ ko am moom dafa yàgg liggéey ba mu yore ay cabinet ak yooyu depuis temps au PS ba muy nekk tout jeune ministre du commerce fekk na mu yore ay entreprise am mais fii Sénégal dañoo diaboliser Idriss Seck lu ñu wax ñu diaboliser ko or que liñ koy waxal yëpp dara amu ci ñun ñi ko côtoyé ñun xam nañ ko bu baax liñ koy waxal dara amu ci dañuy inventé parce que instant bi xam nañ ni moom mooy seen plus féroce opposant moom kese moo mën a daaneel Macky te incha allah da koy daaneel loolu moom on n'en disconvient même pas lenn kay yéen jàppale ñu jot ci li ñu réew mi te suñ ci jotee incha allah di ngeen xam ni di ngeen taxaw ni yéex nañoo jot ci kii parce que ñun xam nañ ko bu baax liggéey kap la gëm na li ñuy def bëgg na réew mi bëgg réew mi moo taxoon mu dem tëddi kaso su ko neexoon bañ ko jàppee mu def kii du tëdd kaso ngi fi mag yi def ñu nar ko jàpp mu dem mu làqatu ci sëñ Baara ñun duñ ko def mun nañ tëdd kaso taxal nañu loo xam ne amul blanchir nañu nañ ko jàppale suñ ko jàppale incha allahu rabbi suñu yaakaar du tas man de j'en suis convaincu. ci kaw li ngeen ñuy wax ci début ba seen entrée en matière xaw a féewal ak ñun suñuy xalaat suñuy pensée suñuy idée parce que comme lu tonton xaar wax sànq rek gis ngeen nit pour mu jot ci dara da koy jaral lu ne mais bu ci xasee ba jot bu la rombee tàllal loxo rek des fois sax du la tàllal loxo man étudiant laa depuis 2011 UCAD politiciens yi ñëw na toog suñu lalu chambre bii wax dund ak ñun pendant 2 jours suñuy dund mais après yi jeex na fàtte nañu on a eu à aller dans son bureau ñu bari dem toog ñu lay jéem a corrompre pour lan man yooyu musuma ci ànd da ngay ñëw yow mi ñëw minorité bi ñëw ñu lay jéem a jënd pour yow nga sacrifier majorité bi toog di xaar loolu duma ci ànd man musuma cee ànd pour yow ñu tëj sa gémmiñ ña nekk université di souffrir yow ñu jox la loo xamante ni si au moins di nga ci mën a gagné loolu gis nañ ko fi bataille bu ñu waree def dara woo la yow ci suuf xaw a am nañu mel ak yow nga créer caravane accompagner leen mais après gi ñeneen ñi même condition la ñuy nekk te ñun ay jeunes lañ ku ñu jox 10 000 dañ koy lekk mais voté wuñ de wala bu ñu demee fële su lu ñu neex la ñuy dugal ci enveloppe xanaa doo ñu visité wala nga ñuy filmé boo ñu joxee 10 000 danañ la tàccul wëy balaa ngay wax discours ñu romb la duñu yegg sax car la ñuy wàcc tourné jël suñuy 10 000 dem fële def lu ñu neex mais loolu doxalul pays après nga toog 7 ans de galère 10 000 francs nga lekk ko benn fan toog 7 ans de galère il faut ñuy xalaat ay jeunes lañ dañu war a xalaat Sénégal idée manqué wu fi mais xam nga lu fi manqué esprit d'initiative koo xamante ni si day entreprendre koo xamante ni si day nangoo wax déedéet ànduma ci loolu rupture faaw mu am ñun comme li ma ko doon wax sànq rek nee naa ko dégg naa gars yi li ñuy wax dégg nañ seen i proposition de valeur mais ñun li ñu ci gën a neex moom mooy boobu ba léegi xaalis soulevé wu fi te la plupart bu jotaay taxawee dañ naan don xaalis nii ay promesses du nekk fii nit gañe na fi dëkk taxaw ne j'ai acheté la population telle devant tout le monde loolu humiliation la humiliation de tout un peuple la donc ñun bu ñuy adhéré comme li ko Tons waxee ñun ñu ngi ci ginnaaw aussi ñun noonu lañuy def bu ñuy adhéré ci dara day fekk mu jar ñun ay idée la ñuy topp programme la ñuy topp loo xamante ni si à long terme lay doon dañ ciy jariñoo suñuy rakk jariñoo ci keneen ak keneen jariñoo mais du ñu jël dëkk bi di ko tayle di ko jox koo xamante ni si après gi da ngay souffrir daal année yi ci topp ñun ñi ñëpp ay étudiants lañ buñu paree ay chômeurs la ñuy doon avant ñu dekk dara boo jàddul xar sa mat wala nga am noo def doo ci génn moo tax tey jii daal rafetlu nañ idées yi fi teewee yëpp. kon Adama Niang nga dellu siwaat rek ci tànk yi nga xam ni moo leen taxoon na jug tey ngeen ñëw fii ci Louga ci quartier Montagne kër Mame Khar Diop rencontré ko moom ak ay mbokkam ak ay am di jàmm lan mooy li nga xam ni moom ngeen amoon comme objectif lan moo leen taxoon na jug ngeen di ñëw. waaw ñi ngi sant déjà ñi fi fekk ñëpp
donc di wax ni tey dañu amoon objectif boo xam ni moo ñu yëkkati ñu jógee Dakar ñëw ba fii ci quartier Montagne bu Louga seet si lu ñuy wax Mame Khar donc mu dalal ñu aussi ñu jóg ci benn cadre boo xam ni moom la ñuy wax cellule des cadres du parti Rewmi nga xam ni ki ko diriger kenn du ko présenté ci Sénégal mooy le docteur Abdourahmane Diouf alors ñu ànd ak suñu frère Abdoulaye Fall bi nga xam ni aussi moom moo jiitee donc secrétariat général ressources humaines bi ak sama homonyme Adama ñu ñëwoon seet si tey jii Mame Khar pour waxtaan ak moom ci waxtaan boo xam ni day nekk benn contact direct ak moom ak base bi mu àndal pour waxtaan ak ñoom ci kan mooy Idrissa Seck lan mooy programme bi Idrissa Seck teg lan la ñuy xaar ci moom pour jël réew bi ba yóbbu Sénégal tey fi ñu bëgg donc loolu pour ñu mën ko def il faut que ñu am benn contact ak population bi ba ñu jege ñu mën a waxtaan ak ñoom sottanteeg ñoom xalaat pour vraiment véhiculer message bi ñu bëgg jàllale encore une fois mooy ñu xam vraiment et porter seen choix sur le président Idrissa Seck. donc ñëw ngeen daje ngeen ak nit ñi déglu ngeen leen tontu ngeen mais ndax li ngeen doon séntu am ngeen ko ci ndaje bi. waaw mën naa ni ndaje bi tey buñ ci génnee dinañ ci génn nañ ci ak contentement continuer enfin génn nañ ci ak xel mu dal génn nañ ci ak satisfaction bu mat parce que comme ni ma ko waxee sànq ci sama intervention dañu ñëw fekk ci salle bi mu mën ne benn Sénégal en miniature ça veut dire que tey toutes les couches peut-être ci Sénégal sont représentées maanaam fekk nañ leen ci ay ndaw ay jigéen ay mag donc ñoo ñëpp représenté wu nañ tey ci salle bi ba tax ne bi ñu waxtaanee ak ñoom gis nañ fi ay intervention yoo xam ni noté nañ ko bu baax a baax te dina àgg fi mu war a àgg. danoo seetlu itam ni seen ñëw bi amul benn responsable boo xam ni bokk na ci réew mi nekk fii ci Louga bu teew ci jataay bi loolu da ngeen ko bëggee woon noonu wala lan moo koy expliquer. waaw loolu du ñu ñëw ci gox te réeroog ña ñuy représenté ci gox ba parce que gox bu ñuy dem rek ña fa ne di ñu représenté danañ yëg ni ñëw nañ ca gox ba danañ xam tànk yañ fay dox waaye lii comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen bi mooy que ni contact bi lañ bëggoon maanaam bëgguñu woon mu nekk loo xam ni day am folklore maanaam ñu ñëw ak sabar yeeg lu nekk tëgg du ñu sentir kon li ñu bëgg sentir ci askan ñi nga xam ne ñoo yeewoo fii ci quartier Montagne dañu bëggoon ñëw pour dund ak ñoom pour xam seen difficulté maanaam li ñuy dund ñoom ñu dund ko ak ñoom xam tey lan mooy seen ay problème wax nañ ñu fii tey lan mooy seen ay problème te xëy na bu ñu ko ñëwoon tey amaana am na nu ñu koy génnee du ñu mën a wax tey ñu bëri ci ñoom jël nañ kàddu ndaw ñi mag ñi jigéen ñi ku ci ne jël na kàddu wax loo xam ni tey jii ñoom moom la ñuy dund wax fan lañ ñuy xaar donc loolu moom moo taxoon ñu ñëw vraiment ci cadre mission bi pour waxtaan ak ñoom am tâter un peu le pouls xam fan mooy metti ak nan lañ ko mën a saafara. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen souhaiter une très bonne continuation. merci jërëjëf.